rahmatullah. mbokk ñoo leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di nuyu mboolem waa waxu jaar xaq wasaaxal baatil innal baatila kaana zahuuqa di wax ni daje bi nga xamante ni moom lañ waroon a amal fekk ko ak sëñ Maodo Faye comme ni ko sëñ Aboubacar Diallo waxe woon rek day jëm ci wàllu situation réew mi di Sénégal ci wàllu yi wàllu social waaye wàllu économie wàllu sécuritaire sax wàllu santé maanaam réew mi ni muy doxee nii ci wàllu nekkin wi di social ak wàllu économie koom ak wàllu santé wér-gu-yaram ak wàllu sécuritaire ndax yii benn bu ci nekk rek am na lu ko lëkkale ak morom bi bu ñu xamee ni réewum Sénégal réew la woon moo xamante ni ñëpp dañ daan wax ni chaxabu dan boo xamante ni violent wul maanaam dul ay nit ci ay waaye nag ñu seetlu ci jamono yi yëpp ay ray yu takkarnaafe ñu ni waaw réew mi ñu doon wax réewum Sénégal réewum jàmm la peuple am jàmm lan xam du ñu violent nga dégg rey bu di rey bëccëg te ñi ni rey ay mag ay xale ñoo xamante ni amul deful benn jambe deful benn bàkkaar bu leen war a mën a reyee dolli ci nag loolu buñ ko doon jàngat ci côté social ci nekkin lan moo ko war a waral waaye tamit ndax du problème koom day dugg te bu ñu waxee koom foofu liñ fi bëgg ànd ak seen Maodo mu jàngatal ñu ko ñi nga xamante ni ñooy jug di rey lan moo ko waral ndax fekk nit bëgg a foqar ñi la mu yor la wala li ñu tudde nii am na ñu ngi dañuy rey ngir daraja sacrifice rey ngir koom loolu tamit fi Maodo war nañu koo leeral ak tamit situation sociale bi ci réew mi tey bu ñu ko fi Maodo doon jàngatal di ñu jàngatal situation économique bi ak situation sanitaire bi maanaam benn bu nekk fi Maodo indil ñu ko tomb yooyu lañ war a waxtaanee ak Sëriñ Maodo Faye xam naa kon dañuy tàmbali rek bàyyi ko mu nuyoo bu noppee soog a ñëw ci laaj. bismillah a'uuzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim. xat sàkk maa ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax di la jaajëfal itam ni nga ko waxee noonu la nit moom bu duggee ci mbooloo di waxtaan war naa présenté waaye nag alhamdulilah ba nga xamee ne mbooloo mi umpale wunu ma ñu ci sant yàlla bu baax ñoo bokk réew mi ñoo bokk daara ji ma nekk Maodo Sidi Hadj Malick lañ ma tudde loolu amul xilaaf di ab taskatu xabaar métier moomu tamit laa jàng wax dëgg yàlla ba am ci ay lijaasa gannaaw ba ma jaaree ci daara yi comme ni ngeen ko xamee rek fa tabarakallahu kon dégg naa tomb yi nga énuméré maanaam yi nga teg sa baaraam maa ngi lay déglu xat fakka tomb par tomb lañ ca xam ci suñu kemt layal kattan ñu wàccee ko bokk ko ak bokki jullit yi fekk ci groupe bi bismillah. waaw jërëjëf Sëriñ Maodo ci présentation boobu am solo bi defe naa sa présentation feeñ na ci ni yow ci liggéeyu journaliste mu ngi liggéey journaliste nag ku ko xam-xam ni gëstukat lay doon ci domaine yu bëree bëri kon yow am nga habilité da nga ñu mën a waxal ci tomb yi ñu bëgg a waxtaane léegi si Maodo boo ñu doon defal benn situation ci réew mi benn tënk ci situation réew mi ci wàllu économie wàllu koom ak wàllu social ak wàllu santé wér-gu-yaram ak wàllu sécurité nga defal ñu ci tënk bu gàtt rek nga mel ni ku ñu defal benn talxiif ci wàllu yooyu
bu ko defee ñu soog a ñëw ci détails yi soo ñu doon defal situation bi lan nga ñuy wax. bismillah xat fàkk maa ngi lay nuyuwaat. waaw xam nga dañoo nekk ci am réew moo xam ne nii bi ñu mujjee def recensement Sénégal nekkoon na 14 millions ak nangam fii nu toll nii li gën a siiw mooy toll nañ ci 15 millions ak lu toppandi ndax recensement yi ñaari daf dul am fiabilité mais da ngay jàpp ne da nga ci yokk tuuti. Sénégal nekk ci benn makkaan ci Afrique gi nga xamee ne dafa féetee soowu jant maanaam Afrique de l'Ouest am ay réew yu pour ñu mën a situer Sénégal xam ba xam fan la toll am ay réew yoo xam ni dañoo am ay hudud ay frontières ay xadd hudud yooyu bokk na ci Mauritanie Gambie nekk ci sunu biir ñu am frontière maritime te géej gi kenn ku nekk xam na li mu wàllu koom la mu ciy doxal dinaa ci ñëw léegi ci wàllu napp gi ndax damay situer Sénégal pour mën a wax ci réew mi xam nga ni am nañ frontière ak Guinée Conakry loolu xam nga ne loolu wér na ak Mali itam am nañ frontière ak moom alors buñ jëlee Mali Guinée Conakry Mauritanie Gambie ci nekkaale ci suñu biir comme ni ko Joseph Kizerbo boo waxee woon danaa ci dikk léegi alors Sénégal dafa nekk réew moo xam ne mii ci wàllu koom dafa am ñetti bànqaas yoo xam ne yi ci la tëralu ci la tëdd bu njëkk bi moom mooy wàllu mbay ci wàllu économie réew mi la bokk ak wàllu pêche xam nga mooy wàllu napp geeg bi demee noonu ak wàllu càmm gi ñetti éléments yi mooy éléments yi gën a dëgër ci liir nga xamee ne reposé wu na ci économie locale bu Sénégal après nag le commerce bi ñëw ak exportation yeeg yu demee noonu port beeg yu demee noonu ak ñiy jëggaaneeg ñiy dugal waaye ñetti éléments yi ma wax ci la réew mi sukkandiku ci wàllu koom yooyu nag dafa toll foo xam ne fii tey jii benn bu ci nekk da nga am problème bu dee napp gi ci wàllu économie réew mi li ko dal mooy dafa am accord yoo xam ne gouvernement bi daf ko signé yàgg na ci jamonoy parti socialiste la woon ak Union européenne ci wàllu napp moo tax gaal yi saxaar yu bari di ñëw fii di manque ci suñu géej gi di yóbbu ak lu demee noonu bu dee ci mbay mi xam nga mbay mi dafa am luñ ci subventionné am luñ ci subventionné wul mbay mi Sénégal li ciy gën a dox mooy mbayum gerte ban demee ba xam ne gerte gi ci taw rek lay mën a wàcce amuñu mbayum noor ñu changé léegi dem wut ci ceeb bi luñ ci mën a bay pour am autosuffisance en riz loolu ci wàllu koom la ba tey itam ak i tamit li nga xam ne moo jëm ci wàllu jur gi élevage ak produit animal lañ ko tuddee léegi ministère bi léegi dañ ko tuddee ministre bi ñu dénk wàllu jur gi ak produit animal ak lépp loo xam ne dafay jóge ci wàllu jur gi mooy meew mu ñuy defar wala soow mais Sénégal dafa am problème conservation pour que soow mi ak meew mi mën a way ban mañ koo cëggaan di ko jaay ay milliards la ñuy def ci jëggi meew di ko dugal ci biir réew mi maanaam pëndaxu meew Sénégal ay lu mat 7 à 15 milliards entre 7 ba 15 milliards chaque année daf koy génnee pour mën a jël di am meew ndax ñun meew mi ñuy naan du suñ meewu jur gi loolu tam bokk na ci fànq économie bi alors audio bi dana xaw a gudditu ndax économie Sénégal dafa doy waar lool su dee ci wàllu social léegi loolu dama koy tënk pour question yi mën a génn su dee ci wàllu social askan wi dafa am lu mu tëddee Sénégal dafa am ñaari parti dafa am ñu yàlla may ba mu xaw a doy te kenn xamu leen am ñu toll ci diggante bi am ñoo xam ne daanaka dañoo bokk ci fuqaraa yi ak masaakin yi ba mu tar lool léegi nag loolu dafa am ñaari affaire yoo xam ne daf ci dugg bu njëkk bi mooy nan ngay étudier société bi ba xam agression yi di am ak ngaañ gi am ak yi nga xam ne tam mooy maanaam ñi dal ci nit ñi di leen agressé di jël seen alal déedéet affaire bi 85% ci ñu koy def ñu ci bëree bëri mas nañoo def service militaire am na agression yoo xam ne ñaare bu ñu ko defee bu ñu defee enquête yi da nga ci dégg ñaar wala ñett wala ñeent yoo xam ni ñoom xëy na jaar nañ armée ndax armée ñaari at nga fay def génn libéré dem nekk chômeur amatoo loo def nga sa yaakaar bëgg a tas et cetera sa njàng soriwul nga jël ngànnaay ak yu demee noonu am na yi tamit yoo xam ni agression bi nga xam ne dañ koy def dafa am lu ñuy subir ci seen biir famille psychologiquement ñu dem ba xam ne léegi perte nañ société bi seen yaakaar tas na ñu dem di jaay yamba ak yu demee noonu parce que loolu éducation de base bi moom moo raté moo tax loolu tam ci société bi loolu dafay faral di am bon su dee nag ci leneen loo xam ne dafa jëm nag ci wàllu diplomatie après léegi ñu dugg ci su dee tamit dafa jëm ci wàllu li nga xam ne moo di solidarité bi nga xam ne moom moo war a dox ci Sénégal am na problème solidarité bi dafa garaaw ndax li tax mu am problème tey jii li xew fële ca Kaolack dégg naa sax Touba am na xeex bu fa amoon léegi am na ci am ku am ñeenti nit yu ñu yóbbu ci kaso ci police am na ci ko am gaañu gaañu yu méttee métti foofu la ci Touba voilà loolu daan ci dikk. jërëjëf Sëñ Maodo macha allah leeral yi am na solo
ci sa njëlbeenu kàddu leeral nga situation économie bu réew mi waaye leeral tamit géographiquement ñi Sénégal situé woo ak tamit li nga leeral sa audio bu njëkk bi mën nañ cee déggee ni kon bu fekkee noonu la situation économique bu Sénégal mën nañu tudd ni xaj na bu àggul ci catastrophe it mooy jege na ko ndax soo waxee ni réew mi accord de pêche yu bon yooyu nga xam ne dañ koo signé woon jamono Abdou Diouf ba léegi muy dox te pêche dafa day secteur bu am solo ci wàllu koom ci réew mi su fekkee secteur boobu doxatut secteur mbay meet doxatut maanaam yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ñu koy tuddee denrée de première nécessité yu ci bëree bëri dañ koy jëggaani comme ni nga waxee te ku ne xam na ni li ngay jël di ko jëggaani la nga cay def su fekkoon ne yaa koy defal sa bopp xañ na doon na gën a amal njëriñ réew mi ci wàllu koom léegi loolu soo ñu doon waxal Sëñ Maodo lan moo ñu yóbbee situation bii lan nga ñuy wax ndax kon Sénégal bi mu amee indépendance ak léegi ay dirigeants yu baaxut la lan moo ci doon responsabilité état yi ñu jiite woon ak tamit population bi lan moo ci seen responsabilité ci situation économique bi ñu toll su fekkee nangu nga ni situation bi jege na situation catastrophique lan nga ñuy wax ci li ko waral. waaw xam naa maa ngi jégalu damaa nekk ci yoon waaye xam naa suñ paree ci situation économique bi soo ko jàll ci yeneen tomb yam yi waroon nañ koo waxtaane bu wàllu social bi ak wàllu santé bi ak wàllu tamit sécuritaire bi incha allah ñu topp ko noonu point par point rek. waaw jërëjëf xat fàkk ma fàttali ne Guinée Bissau ci frontières yi Sénégal yi la bokk ndax dama ko fàttee lim léegi bi ma waxee Mali Mauritanie Guinée Conakry Guinée Bissau ci la bokk ndax Guinée Bissau itam dafa am ci wàllu napp gi loo xam ne après ñu xool nuñ ci dikkee voilà gis nga xat fàkk da nga wax lu am solo da nga ma laaj ne ma gannaaw lii ni mu amee ci wàllu accord de pêche ndax bul fàtte ne waa Russie am nañ fi ay accords yoo xam ne defoon nañ ko fi jamonoy parti bii nga xam ne ndax ci jamonoy parti socialiste accord de pêche yooyu nga xam ne moo andi woon coow li rahmatullahi alayhi yàlla ko yàlla yërëm Ousmane Tanor Dieng te waa Russie defoon accord yooyu ba milliards yu bëree bëri génnoon ca ci la ñu tabaxee Léopold Sédar Senghor bi nga xam ne moo di stade de l'amitié bii nuy footballé am na ci lu génnoon ci napp gi foofu lañ ko dugaloon ak pont Sénégal 92 bii nga xam ne bu yàggul la ko ñoom Macky Sall toj tabaxaat fi beneen pont accord yooyu nag li tax réew mi doxul ci wàllu économie xam nga lu ko waral mooy multinationales yi moom mooy Sénégal dafa wéeru ci yeneen réew yi pour mën a suqali boppam te loolu danger la am na benn leader politique bu koy faral di wax man ànduma kenn mais Ousmane Sonko day faral di wax ci yu mel noonu li parce que réew mi dafa toll foo xam ne li ñu waroon a mën a gëmee suñ bopp pour mën a suqali suñu économie dépendance bi ñu wàññee ko bàyyi xam nga FMI daf ñu yoreel xaalis te ma fàttali leen ne Sénégal dafa nekk ci pays yi nga xam ne dañoo yore bor donte mi ngi def ay jéego ay milliards lañ yoreel gars yi tey jii bu ngeen xoolee li xew ci àddina bi mooy sur 100 pays Sénégal mi ngi ci 45e pays bi nga xam ne ci wàllu corruption guerre ndax ñàkk gi guerre bi yamba ji et cetera 45 ñu ngi ci 45 points ci 100 points yi Sénégal mi ngi ci 45 points yi kon léegi dafa nekk ci zone dangereuse zone rouge boo xam ne bii ci la nekk sax ci wàllu corruption léegi nag dépendance bi dañoo waroon a xool ci yeneen réew yi nga xamee ne en 1963 Corée du Sud ak Sénégal ñoo tolloo woon économie tey Corée raw nañoo raw ba mën noo jàngal xoolal télévision boo gis ñu bind ci Samsung télévision Samsung yu bëree bëri yi ngay gis foofu lañ koy defee Corée du Sud en 1945 gannaaw ba nga xamee ne deuxième guerre mondiale bi jeex na Nagasaki gi nga xam ne Japon dañ faa dóoroon benn bomb boo xam ne bi daanaka dëkk ba dafa rasé woon ba nga xamee ne dara nekkatu fa woon te 45 boobu guerre baa ngi doog a jeex Sénégal suqalikoogul woon mais tubaab yaa ngi fa woon port beeg yu bëree bëri ñu ngi tàmbali woon di kii fii Japon moomu ne dafa wëlbatiku nangu làkk boppam jëlaat xam-xamu boppam jàngal ay goneem jàngal leen seen làkk nangu ay école colonisation ba fàtte ne japonais yi anglais yi jaaroon nañ foofu la ñu dóor leen boobu américains yi ñoo fa sànni woon bomb boobu la ñu jékki-jékki suqalikuwaat ñu nag loolu malheureusement mënaguñ koo def économie bi dafa dépendante maanaam dañoo wéeru googu nag mooy suñu problème. maa ngi jégalu ci audio bi parce que dafa xawoon a sax dog alors économie bi li tax doxul d'abord mooy économie bi dañ ko def ci économie defuñu ko ci économie participative boo xam ne bii Sénégalais bi nga xam ne tey ma nga ca Njàmbur wala ma nga ca sama dëkku maam yële di ñeem Cissé wala yu demee noonu nan lañ koy mën a boolee ci
yëf yi dafa am benn parti bu mu demee Sénégal defe nañ ne ku jàng te dugguloo ci bureau di bind rek ñu defe ne yow amoo looy war a mën a liggéey ci wàllu koom alors que waroon nañoo dellu si waat secteur bi comme ni ko benn économiste waxe woon ne département bu nekk tey ci Sénégal bu ñu fa defoon ñaari milliards département boobu day daal di baax parce que Sénégal ay 45 départements yi nekk ci Sénégal mu jeex loolu 95 milliards daanaka rek lay doon bu fekkente ne xam nga xayma nañ ko waaye gars yi dañuy am beneen idéologie boo xam ne bii su leen banque mondiale FMI wala France dimbaliwul ñu yaakaar ne dara du dox il faut que réew mi retourner sur lui-même ñu xoolaat suñu bopp balewaat penc mi gëm suñu bopp door a attaqué yi fi parce que loolu buñ ko defee gis nga Angola ci loolu la nekk jamono bi seen taux de croissance sax fi mu toll nii ak lu mel ne Bénin ak Côte d'Ivoire ñu ëppale bu Sénégal. Serigne Maodo macha allah ci leeral yi am na solo lool kon bu déggee li nga wax ci cause yi nga xamante ni moo waral Sénégal nekk ci situation yi mu toll tudd nga ci lu demee ni yorin wu bon mal gouvernance passé wut signé ak ay accord ak ay réew ak ay société multinationale accord yoo xamante ni leer na la ni sax accord yi baaxul ci sam réew loolu benn la ñaareel ba mooy multinationale yooyu ngay signeel ak réew yooyu liñ lay defalit maanaam du lu baax la tax nga jox leen sa koom sa géej ñu koy exploité comme ni nga ko waxee ci stade amitié bi ak tamit sa géej ñu di ko exploité di ci napp nu mu leen neexee te lan lay defal baaxul pont 92 bi nga wax nga xam ne mi ngi ñu toj tey stade amitié nga xam ne daanaka répondrul ak normes yi nga xamante ni moom la FIFA teg pour ñu fubal ji kon loolu day mel ni problème mu mal gouvernance day am waaye problème mu tamit yëpp sam réew day am. day mel ni kon problème yëpp sa réew it da ciy am mu mel ni tamit wax nga ni lay amut ndax réew yi ñu tollooloon 1960 yii réew nga xam ne ñu ngi woon ci guerre daanaka fii di dëkk waxuma sax situation de guerre yi ñu nekkoon ak li ñu deele ci ay nit ak ni ñu taxallufe woon dellu ginnaaw te tey jii ñu mën a ñu raw Sénégal ba Sénégal séenatu seenu pënd lu demee ni Corée Japon wax nga ko mais lu gën a bees Rwanda ci 94 ci guerre ci génocide ya fa amoon nga xam ne toll 1 million dee na fa mais réew yooyu yëpp raw Sénégal léegi fi Maodo boo ñu doon waxal problème lan moo tax Sénégal depuis 1960 ba 2020 bii ñu toll mu toll ci situation yii maanaam boo ñu doon situé problème bi dëgg lan mooy problème mu Sénégal est-ce que dirigeants yi am moo baaxul wala dirigeants yi baaxul ak système éducatif njàng moo xamante ni tamit baaxut wala ci peuple bi ci boppam ñooy peuple boo xamante ni ñoom it am nañu responsabilité ci ni réew mi doxee ci situation économique pour ñu jóge ci point boobu jàll ci beneen point. fii si Maodo li ma la fi laajaat mooy wax nga Sénégal économie bi ni muy doxee du économie participative maanaam boolewuñ ci ñëpp ndax ka gën a sori gars yi sax dañ koy misaal ni ka dëkk Fongolo bi day mel ni boolewuñ ko ci doxalinu réew mi ci wàllu koom léegi loolu tamit danaa la laaj ba xam mbir yi ay nax la nun koy waxee lii nga xam ne moom la président de la République doon def di def ay tournée économique wala. xataa ko wax nga dëgg waa xam nga léeg-léeg booy wax am ay baat day xaw a rëcc maanaam FMI dañ fay dem di leb xaalis ak yu demee noonu loolu laa bëggoon a wax léegi waaw effectivement multinationales yooyu la dañoo bari ci réew mi xam nga autoroute bi nga xamee ne moo di autoroute à péage bi ci wàllu économie réew mi dañ koy fay fekk 30 ans ci kanam dañ koy fay te ñoom ay tubaab a ko fi def gis nga chinois yi def nañ fi français yi ñoom tàmbali woon nañ ko ci jamono Ablaye Wade yi tamit Total gis nga Total bi jaay essence beeg yu demee noonu ci français yi ñoo ko fi def ci multinationales yi la bokk banque bi ñu duppee SGBS banque la boo xam ne banque française la ndax tam ñoom tubaab yi ñoo ko moom maanaam kat lu bëree ay yu ñu fi tabax même suñu expertise locale su ma waxee loolu mooy ñi am xam-xam di ay sénégalais nga xam ne dañoo mën a def xam-xamu tabax am xam-xamu bâtiment nga xam ne ñoom mën nañ laa tracer bâtiment yi tabaxal la ay immeuble ak yu demee noonu am na ñu jàng fii ci université yi dem Europe jàngi woon ko ñëw
mais Sénégal buy tabax tey day woo ay chinois ak yu demee noonu ndax appel d'offre bi da koy jox yeneen i réew ak yu demee noonu loolu moom dal ci yoonu saxaar gi gis ngeen li ci xew terre bii nga xam ne moom lañ waxoon ne te ay lu mat 1000 milliards moom lañ ci def te saxaar gi mënta déparé fenn foo xam ne fii du fii rek nga xam ne moo di ci boori Dakar gi ba muy dem Rufisque ak Thiaroye yeeg yu demee noonu wala aéroport ba léegi nga xam ne moom lañ duppee Blaise Diagne loolu 1000 et quelques milliards gars yi nee nañ def nañ ko ci doon te gouvernement bi doon na nëbb naan matu ko nangam ak nangam 500 milliards loolu nañu dugg ci liggéey baa ngi nii taxaw na donc vraiment am na daal Sénégal nu ñu waroon a mën a gëmewaat suñ bopp comme ni ko professeur Cheikh Anta Diop doon waxee su ko defee ñu xoolaat suñ bopp fëggaat réew mi bale ko réew mi dafa jaar fi ñu toll ñu ndëppal ko am beneen idéologie bu bees pour ñu mën a suqali suñu économie développé mbay mi yokk intrant yi gën ko fullaal jàppale baykat yi nappkat yi également ñu jox leen seen indépendance jox leen mooy yoo xam ni dañ mën a dem fenn fu nekk ndax Mauritanie ngi nii di jàpp suñu nappkat yi am na ñuy faatu ci bël bi fii ci Ndar te dañuy liggéey Guinée Bissau dañu am ay accord am na limite accord de limite yoo xam ni ci géej gi mënuñu ko dépasser donc voilà il y a plusieurs points yoo xam ni war nañ ci mën a waxtaan incha allah ci question yi ak xat tournée économique ak ay conseil des ministres décentralisé loolu xanaa kon ay nax la wala déet wala affaire politique rek moo ko lal maanaam daal problème bi dëgg li tax Sénégal tolloo woon ak Corée tolloo woon ak Japon tolloo woon ak Chine te tey réew yooyu man ñoo jàngal ci wàllu bu nekk ñen ñooy responsable yi. xat fàkk laaj nga laaj bu am solo ci loolu nga xam ne moom moo di conseil des ministres décentralisé yi nga xam ne ñaari at ci gannaaw doon nañ ko def. loolu nag nguur gi seen objectif lu baax la woon wax dëgg yàlla lañ ci jublu woon mooy xool problème bu nekk ci 14 régions yi ndax xam nga ñoo ngi ko njëkk a defee ca Kaffrine premier conseil des ministres bi nga xam ne defoon nañ ko fi ñoo ngi ko njëkk a woon a defee ca boori Kaffrine nag yu demee noonu le te ay question yu doy waar nekkoon la ñu laajoon ko foofule te jour boobu sax la premier conseil des ministres la Macky Sall doon wax naan gisul dara ci lu garaaw ci wàllu maanaam ni ñu tuddee transhumance maanaam jóge ci parti dem ci parti fu tooy rek nga dal suñu benn confrère journaliste laaj ko mu ne loolu gis ci benn problème alors conseil des ministres yooyu la am na ay tant de milliards yoo xam ni wax ëpp na 75 milliards wala 100 et quelques milliards yu waxoon région de Thiès tout maanaam li nga xam ne jot nañ ko exécuté boo jëlee Ziguinchor Louga maanaam Thiès région yëpp daal waxuma département yi région yi Macky Sall wër na ko def ay conseil des ministres mais taux d' exécution bi maanaam lañ fa waxoon ci projet war koo mën a def tey jii waxoon nañ ne après ñoom chiffres yi ñu joxe woon nee nañ ñoo dépassé nañ ay 60% ci wàllu liggéey bi Sédhiou ñu ne woon àgg nañ ci 63% 65% ci yoon ci wàllu courant ci wàllu ndox defar ay yoon loolu la ñu waxoon mais milliards yéen a annoncé woon région de Louga mataluñ ko région de Thiès mataluñ ko am na ci yoo xam ni moom daanaka fu mel ne Kaffrine amul benn entreprise bu fa nekk demal ci Saloum te ci diwaan yi la bokk région de Kaffrine boobu yëpp ak li ko wër amul benn entreprise bu fa nekk Ndakaaru ba Ndakaaru jeex ñetti sapeur pompier ñoom ñoo fi nekk yoo xam ne yii tey jii bu lakk amoon dañuy mën a gaaw ñëw jëli foofu la te région de Dakar def nañ fi conseil des ministres boo gisee pompier bi nga xamee ne mi ngi nekk ci Malick Sy bi mooy fi ñuy wax garage pompier bu njëkk bi ak ba la nga xam ne moo jàkkaarloo fële ak police jëppal bi ak ba nga xam ne moo nekk fële ci boori Géejawaay gannaaw bu yooyu passé ban sapeur pompier xanaa yi nekk ci côté yële ca kaw te yooyu seen ay jumtukaay matul alors donc loolu mooy problème yi nga xamee ne am na ci wàllu maanaam conseil des ministres yi maanaam dañu waxoon ay tant de milliards ne def liggéey bi def nañ ci 60 quelques %, waaye xaalis bi ñu waxoon Thiès defuñu ko fa ba léegi te li ci gën a garaaw ci Thiès mooy garaaw ci région de Thiès mooy NSTS bi nga xam ne booy dugg Thiès ci sa càmmoñ dafay ñaw entreprise bu rëy la woon boo xam ne bi lépp lu jëm ci wàllu ñaw ay ndima ay machine dafa defar ay machines yu bëree bëri ci wàllu tailleur ci wàllu confection ñaw premier ministre bi du fi nekkoon ci jamono yooyu bu Mahammed Boun Abdallah Dionne avant di ko fi jële demoon na Thiès ne danañ dugal tant de milliards pour defaraat entreprise boobule ba wax fa wax ju tooy xepp pour ñu mën a reprendre liggéey bi jënd ay machine defaraat ko àll nee na seen ndaw ban ko waxee ba léegi zéro tuuti lañ ca def àggul ba léegi tey jii repreneurs yeeg ña fa nekkoon ne dañ koy jël yëpp usine ba fi mu toll ni ma ngay nelaw le véritable problème le véritable problème mooy c'est que nous Sénégalais c'est que ñun liggéeyuñu en réalité kenn ku nekk boo kiyee da ngay daal di fàttal sa bopp defaral say bokk nangam ak nangam mais ni ñu war a bëgg am bëgg réew mi am patriotisme suqaliwaat suuf si même accords yi nga xam ne def nañ ko ci wàllu pétrole bi ak gaz bi
te gars yi di wax naan dañ ko war a xool signature yi milliards yi li ci dugg yu demee noonu am na ci loo xam ne dañ ko nëbboon mu feeñ waaye dañ ko waroon a teel a xamal askan wi def ay communiqué def ay réunion lépp xam ko mais gis nga la ca xew ñoom Franck Timis ak yu demee noonu la Petrotim problème bi ne ñay donc ñun ci suñ bopp problème d'organisation lañ am aussi dañoo ñàkk tamit lu ñuy tuddee modèle c'est-à-dire que Sénégal amul modèle économique bu muy teg tànkam ne man lii laa gëm ci lay jaar ñun dañuy tëñaxi rek bu laali fi tey mu nooy ba léegi ñu dem fële il faut que ñu am benn modèle am benn tarix ci turux yi bu ñuy jaar boo xam ne dañ naan lii lañ bëgg suñu def mooy lii mais malheureusement bala ñu ko def yeneen tabbi ca am na fii liggéey yu bari yoo xam ne sànc yoo xam ne dooroon nañ ko ci jam ñaajo en ce moment là yu bari ngi taxaw. Sëñ Maodo yow day xam naa li nga wax macha allah defe naa leer na ci bopp ñëpp situation économique bu ñu toll ci réew mi nga xam ne tudd nga yu bëree bëri duñ ci jaaraat waaye nag li ma la bëgg a laaj mooy Sëñ Maodo su fekkente ni léegi ñun dañoo toll ci situation boo xamante ni jafe-jafe bi ni nga leerale am na jafe-jafe yoo xamante ni ci réew mi la am yoo xamante ni ci biti la tudd nga multinationales yi tudd nga FMI ba ci sax réew yoo xamante ni tey lu demee ne ay gana ñoom dañoo bañ ñu duñ jël aide yi leen aide lañ koy tuddee mais leb la yi FMI di joxe léegi nag ak problème yi ci biir réew mi la jógee ci mal gouvernance ak ay décision politique yoo xamante ni xaj na dëgg lalu ko léegi nag boo ñuy duggal ci côté kon 1960 ba léegi Sénégal mi ngi jàng tudd nga fi wàllu sappoor am na lakk yoo xamante ni suñu sappoor yi mënuñu koo fay am na côté ci yenn côté technique yi comme tuyau bi yàqu woon Kër Massar suñ techniciens yi mënuñu ko fay déggoon naa sax saa njóogo di soññi mi ngi xaar ba gis benn étudiant bu nekk ci université di Garawate segam ñoom mënuñoo génne ko mën a defar tuyau bu yàqu ak tamit ban dalee jàng léegi Sénégal jàngalut ay doomam lu leen mën a tax a defar oto lu leen mën a tax a defar exploiter découvrir pétrole ak exploiter ko ak yoo xamante ni yëpp réew bu bëgg a développé yaa koy mënal sa bopp léegi njàng moomu pour ñu tëj point bii léegi njàngum Sénégal kon lu ëpp téeméeri at ñuy jàng tubaab te ndax ñoom ñoo dirigé léegi njàng moom lan mooy njëriñam kon Sëñ Maodo njàng moo xamante ni génnewut ay sappoor yu mën a fay yenn lakk yi génnewut yenn techniciens yu mën a defar yenn tuyau yàqu yi génnewut ñoo xamante ni mën nañoo garanti sax yenn façon sécurité yi nga xamante ni tey laa qadarahullah bu ñëwoon ci réew mi ak yeneen yoo xamante ni ba léegi amuñu ci autosuffisance maanaam du ci wàllu lekk du ci wàllu naan du ci wàllu sécurité du ci wàllu njàng mi sax am na yoo xamante ni faaw ñu jëggaane ko pour dox loolu laa bëggoon nga ñëwoon ñu ci côté njàng mi ndax mooy problème bi wala déet. xafaat wàllu njàng mi mooy système bi moo baaxul système bi depuis indépendance ba léegi njàng bi ni jàng système bi baaxul parce que dañoo tëb rek ñu duggal ci wàllu littérature ndax loolu ki ko fi def du kenn ku dul président Senghor ndax Senghor dafa bëggoon ay woy ay poésie affaire français boo nekkee Sénégal boo làkkul tubaab sax ñu yaakaar ne kaw nga muy Joal je me rappelle français lettre système éducatif bi nga xam ne moo njëkk ci Sénégal après indépendance te Senghor jiitu woon fi mooy njàng scientifique njàng mu am technique dañ cee yéex a dugg loolu système boobu ñu ngi koy réccu ba tey man maa ngi fàttaliku ñun bi nekkee université wala bi nekkee lycée da nga daan gis koo xam ne kii classe de 6e buy doog am entrée en 6e ba ni mu amee baccalauréat benn làkk lay jàng choisir ko muy anglais dem ba université choisir lu dul benn làkk anglais ñi jël espagnol ñi jël arabe nga dem ci réewum jàmbur jàng fa aw làkk kese aw làkk bi nga xam ne moom nga fay jàng boo ñëwee lu mu lay jariñ lu dul théorie ay wax ay aqwaal wax rek ak xuloo alors que tubaab yi jamono boobu ñoom ñi ngi woon ci wàllu scientifisme maanaam wàllu xarale ñi nga xam ne dañuy jàng mathématique ñi nga xam ne dañuy jàng science physique c'est vrai que science physique ak mathématique ak science naturelle ma nga fa woon ñu doon def science naturelle ñu bari nekk nañ ay médecins mooy ñi nga xam ne dañuy jàng nit ki jàng nature bi jàng garab yi et cetera ak tamit ni doomu aadama bi junne ñu bari ay médecins lañu. ci wàllu ñi nga xam ne ñoom dañ doon jàng lettre rek nii ci système bi baaxul gis nga mi ngi mel ne rek tey jii ni ma koy faral di waxee sama mbokk daara yi di leen tooñ
kaamil alxuraan bi tey boo ko jàngee ba mu jeex nga tari ko nii te xamoo ci dara da nga am barke bi nangam waaye doo ci mën a def dara loo xam ne lii explication yi sax doo ko xam donc littérature système éducatif de base bi moom moo yàqu woon. waaye tey bu fekkoonte ne dañoo dellusiwaat ci suñu aada ak suñu cosaan suñu culture comme ni ko japonais yi defe woon wannu ñun Sénégal ñi nga xam ne ku mel ne Fass Touré gi nga xam ne defaroon nañ benn montre boo xam ne bi waxtu tisbaar bu jot bu ne dañ xam ban heure la jot defe naa ci Bousso bi yi waaw ñu sant Bousso te nekk Touba am na ci ñoo xam ne am nañu xaral defaroon ci wàllu waxtu wi ci ilmu nujum ilmul falak nañ ko jàng woon ba mën ko matérialiser jox ko suñu aada suñu cosaan def ko ci wolof xam nu ñuy xaymaa ci suñu làkk xam nu ñuy lang nu ñuy tërale ci suñu làkk bu ko rekee kon danañ xam ñun nan la ñuy gasa teen nan la ñuy defar ay robinet mais dañoo dugal littérature ay poésie avec l'arrivée de Senghor loolu moo tax ci wàllu xare la ak xarañ ñu tardé ci moo tax système bi dafa am problème. Maodo jërëjëf maa ngi jégalu dama génnoon ni bay soog a yegg fii léegi si Maodo boo ñu doon defal beneen situation ginnaaw bu ñu génnee ci wàllu koom gi ñu ci wàllu social boole ko ak sécurité ndax ñaar yooyu ñoo ànd ndax war nga ñoo mën a defal li lëkkale situation réew mi ci wàllu sécurité bi tollu tey defal ñu lan moo ko lëkkale situation économique bi ak sociale bi est-ce que du kon day feeñ ci li nga waxoon ci ni ñàkk équité sociale maanaam catégorie sociale yi am ci suñu réew mi ak sax catégorie yi am ci wàllu koom nga xam ne ñi am doole dañoo ne ci kaw ñi ne ci suuf te yëguñ seenu jàppale ci ñi ci kaw ñoom it est-ce que du frustré mën na leen a tax moo leen yóbbu ci situation bi ñu nekk nga xam ne ñii dañuy mujj nekk ay agresseur am mujj doon ay faatkatu bakkan loolu est-ce que situation économique bi ak sociale bi moo waral situation sécuritaire bi ñuy dund ak tamit li nga wax ni ñoo xam ne dañoo nekkoon ci armée bi libéré te ñu ëpp ci ñoom ñooy def agression yi loolu ban politique nga jàpp ni état moom la war a teg ba ñooñu nga xamante ni dañ leen a dugal ci armée bi buñ génnee ñu mën a am luñ jàpp nga xam ne non seulement dañuy am luñ jàpp ci biir armée bi wala yeneen secteur pour mën a dem aar askan wi au lieu que kon ñu wëlbati ku nekk ay agresseur loolu lan nga jàpp ni moo ko mën a saafara tey nga ñëwal ñu ci beneen laaj ci situation sécuritaire bi fii ñu toll ci réew mi defe naa sax loolu moo gën a yitteel waxtaan wi si Maodo dañoo gis ni Sénégal dañ doon wax ni réewum jàmm la réew la boo xamante ni peuple la ni bëriwul violence waaye nag loolu day mel ni day am lu koy weddi ci bu ñu gisee ray yu takkarnaafe yi bis bu set daanaka nga dégg ak ray yi yoo xam ni doo ko mën a expliquer da nga gis xale bu ndaw boo xamante ni kooku mënoo wax ban bàkkaar la def lan koy rey xam nga sax mën na ni diw ak diw doon nan xeex ñu rey ko mais xale bu ndaw koo xamante ni daanaka mënta wax gis nañ fi comme cas yi amoon Touba ñaari xale yooyu ñu rendi woon ak ñaa gis la xuma ñoo ñu rendi beneen bi mooy bii mujjee am ci Kaolack am na fu ñuy wax Mbuur ak élève boobu rayoon moroomu élève am ak yeneen rey yoo xamante ni chauffeur boobu fi rayoon sénatrice bi maanaam rey yi ak sabab yu wuute yi loolu lan moo koy expliquer est-ce que situation économique rek la wala ci biir rey yooyu rey yoo xamante ni ay jikko yu bon la moo ko waral ci côté ay sacrifice ndax am na rey yoo xamante ni kenn mënta weddi ni sacrifice da ciy dugg ci wàllu am alal ak tamit wàllu am daraja te loolu buñ ko waxee ñi wut daraja ak wuti postu mën nga ciy tudd njiitu politiciens yi mën nga ciy tudd ñoo xam ne dañuy wut baat jaral leen tuur ay bakkan ay sacrifice ba ci accident yu bëri yi sax am ñoom ci duñ ci génnee ci ay sacrifice tey boo ñu doon defal benn situation d'abord ci wàllu sécurité ci wàllu réew mi lan nga ñuy wax ci agression yi ak rey yi ak tamit loolu daal lan moo ko waral. voilà xat faak dama jël rek audio bi pour répondre ñaari question yi nga xam ne posé nga ko léegi suñu kéemtalaayal kattan xam nga sur le plan sécurité Sénégal am na police bu baax am na police bu baax a baax a baax a baax a baax a baax am na gendarmerie bu baax am na armée bu baax itam ndax ONU ak UA xeex yu bëree bari wala dëkk yu bëree bëri yoo xam ne dafa am ay problème ñun Sénégal ci boppam dañuy faral di solliciter ngir ñu fa yóbbu suñu ay ndaw kon am nañ xarala gi am nañ entraînement bi problème bi mooy
armée bi ci boppam li ma ko waxee léegi ñi nga xam ne dañoo génn dañu war a def ni président Kadhafi defoon Kadhafi da daan def ku génn armée wala nga nekk ci kaso bi mu dem taggal leen ay tool ñu dem bayi mu ñu jàngal leen foofu le métier dans l'armée am na ñuy jàng métier am na ñuy def mécanicien am na ñuy def chauffeur auto ak et cetera wala santé tamit am na ci waaye politique d'engagement bi nga xam ne moom moo war a am moom moo amul beneen bi ci tegu moom mooy société bi dafa feebar suñu société bi dafa malade agression yi ngay wax ak sacrifice yooyu ngay wax leen rek moo ma ci naqari mooy suñ dee fukki agression ñi def agression yëpp koo ci woo néew na nga fekk mu wuyoo la weneen tur wudul turu jullit maanaam pour nga dégg ci benn tur boo xam ne bi xëy na ci beneen diine la bëgg nekk di dafa xaw a doy waar lool. léegi nag sur le plan sécurité Sénégal moom ci boppam nekkul ci danger waaye police bi tey ak gendarmerie boo leen waxee danaan mënuñu koñ bu nekk ruq bu nekk ñu teg fa benn alkaati wala benn gendarme c'est que dafa am loo xam ne lii société bi tamit il faut ñu participer ci ndax ñu yor wàllu sécurité boo leen laajee danaan la bu ñu sañoon société bi pénc mi ñoom ñu dimbali police di leen informer di leen jàppale ci wàllu kaaraange mais loolu amul te économie bu sanaxee day indi maanaam manque d'emploi bu sanaxee day indi oisiveté maanaam doo am loo liggéey da ngay xëy rek toog ci keppaar gi bëgg-bëgg yooyu nag ñaari da ngay jékki-jékki jël sa arme parce que révolution yu bëree yu am ci àddina bi li koy waral mooy da ngay soxla dara amuloo ko peuple bi jékki-jékki soulevé wu mais daal sur le plan sécuritaire su dee ci li aar réew mi moom Sénégal am na armée bu baax gendarmerie bu baax police bu baax mais intérieurement ni ñu war a fegee askan wi moom des nañu lu bëree bëri tey jii parce que dégg nga ren jii ñu ne 1000 alkaati yoo xam ni 1000 am na ñu ne 2000 yoo xam ni ministère de l'intérieur wax na ni fas yéene nañ leen recruter mais ba léegi itam du doy ndax li ko waral rek mooy politique de priorité maanaam priorité yi war a am wàllu police wàllu mbay mi wàllu kaaraange gi dañ koo teg nële dem ci priorité intérêt personnel. jërëjëf xam naa li nga wax ci suñu armée bi ñi ñëpp nangu na ne armée bu xarañ la ñu yore mais problème bi du problème comme sécurité boo xam ci ni extérieur la maanaam buy jugee ci li ñuy aar jugee ci biti ñëw ci biir maanaam wàllu intérieur bi la ñuy wax nga defal ñu benn situation ci insécurité bi am ci réew mi ndax insécurité moom yaakaar naa kenn du werante ni am na ak faat bakkan yi ak tamit est-ce que li ko waral du loi yi moo sévère puisque bu fekkente ni da ngaa rey nit comme ni ko kee doon waxee maanaam ñu jàpp la yow mi rey duggale ci ab kaso des fois sax nga gis kuréeli droit de l'homme yi di kaas nekkinu ñenn ñi ci kaso yi doon taka sax loolu dëgg la waaye ñoom daanaka duñu faral di préoccupé ci kin faat dugal ko ci pax moo xam ni moo gën a xat est-ce que du loi yi moo sévère te loolu moo may ma laaj la est-ce que du ay ati ngi ñuy def ku rey ñu tëj la moo xam sa giiru dund la wala dañ lay tëj génne la te séréwu rey yi continuer ñiy wax peine de mort est-ce que amuñu raison kon ci delloosi buñ ko war a delloosi ak baneen laajit lan mooy responsabilité askan wi dëgg-dëgg ci situation sécuritaire bi ak responsabilité état. waaw baneen laaj si moo ci côté sécurité bi est-ce que tamit mën nga ñoo defal ay leeral ci côté suñu armée bi moo xam police wala gendarmerie ci ak li ñu tuddee police scientifique maanaam ci wàllu rey yoo xamante ni dañ ko daan dégg te day mujj nekk sans suite léegi foofu tax ma koy laaj mooy comme réew mu demee ni États-Unis da ngay gis ko xam ne day rey nit mu am 40 ans ñu jàpp ko maanaam koo xamante ni rey na nit boo léegi mën na 40 ans police scientifique bi topp ko ba jàpp ko nga xam ni daanaka foofu ay li ñu tuddee ay crime xawma non-licidé la xawma ay rey boo xamante ni mujj fenn bëreetu fa nga xam ne ñoom ci seen police scientifique danañu mën a fexe ba topp nit donte ka 20 fukki at la fanweeri at la boo reyee nit ñu jàpp la police scientifique bu Sénégal rey yi nga xamante ni dañ koy dégg boobaak léegi xamuñu ki rey wala tamit ay rey yoo xamante ni dañ koy dégg ñu jekki-jekki rek kenn du wax lu ca jëm maanaam xereñaayu police scientifique bu Sénégal boo ñu ko doon leeralal lan nga ñuy wax nga xam ni am na ñoo xamante ni boo dee rey da nga xalaat fi téeméeri xel ni kat
su ma rayee kat am na police scientifique bu fi nekk moom ci lu ma mën di def dana ma jàpp ndax boo rayee crime moom daanaka du nekk lu parfait toujours faaw nga bàyyi loo xamante ni dana la ci jàppee loolu lan nga ñu ciy leeral. waaw xam comprendre naa bu baax a baax defe naa sax xaw naa laal tuuti réponse bi xam naa sécurité intérieure bi ngay wax foofu laal wax naan la police ñoom dañu soxla woon participation askan wi pour ñu collaborer mën a xeex agression yeeg vol yi ak viol yi ak yu demee noonu la mais man dama d'accord ci nit ki su faatee bakkan te tey ko dañ ko war a rey man loolu dama ci d'accord parce que soo droit de l'homme nag ñoom ñoo indi problème yi ak organisme internationaux yi di ngir lànkal loolu ne loolu wërta am mais man bu rey ñu rey la moom buñ ko saxaloon lu bare dana daal di jeex. alors loi yi moom sévèrul loolu d'accord naa ci ak yow barki démb lañ defar benn loi boo xam ne bi ci affaire viol sévéral ko lool perpétuité sévéral ko lool daan yi gën nañ koo taral waaye li nga xamee ne moo di sécurité intérieure budget bi ñu jox sécurité intérieure dafa matul beneen bi ci tegu tamit mooy taxawaay bi gouvernement bi war a taxaw ci police bi gën leen a jox ay jumtukaay gën a mën a recruter xaalis bi gën a mën a dugg boobu amul kon nag force affaire bi sooxe. parce que xam nga problème bi mooy ci wàllu rey gi moom danaa la ci wax lenn police scientifique bi am nañ doole lool mën nañoo calculer lool danañ ko xam de Sénégal moo am aada ju fi nekk am na temps yële ci gannaaw ñi fi indi woon ay nangami kilo yi faux médicament ci njaareem police scientifique bi fexe na ba xam ñan la ban leen jàppee am na ci koo xam ne ki dañ koo tëj ñu gracier ko coow li na ko police bi enquête bu mu def dana dem ba xam fan la waaye léeg-léeg day dem ba bëkk miir boo xam ne bi du ko mën a romb ndax aada ji ak intervention yi ak sëriñ si ak yu demee noonu am na fi ci jamonoy Abdoulaye Wade benn kilifa boo xam ne bi ministre la woon ba mu defee benn toofi doona ñu def enquête bi ñun jàppoon yóbbu leen dig dañ ne ministre sàngam moo ñu yónni woon fala wure naaxtaaye police scientifique bu baax a baax la Sénégal am waaye enquête bi ñuy def ak ci wàllu meurtre boo fi gis gars yi xam nañ commanditaires yi mais dañuy dem wala sàcc gu rëy wala ñu fi dugal ay médicaments wala ñu fi dugal yamba wala ñu fi dugal drogue bi mais da ngay dem a dem ba mu yàgg enquête bi di dem ba mu yàgg mu heurte benn problème boo xam ne du ko mën a dépassé man gis naa fi yoo xam ni ci ay dëkku diine histoire yoo xam ne ban toppee enquête yi dañoo dem ba mu yàgg ñu ne fii da lañ mën a yem ndax tamit police gendarmerie nag gàcce ngalaama ñoom mais dafa am fu seen autorité yem wala ñu topp benn piste maanaam benn tomb ne kii bu ñu ko toppee mën naa génne ci kër kilifa sàngam ñu bàyyi enquête ba waaye meurtre boo fi gis lu mu yàgg Sénégal mën nañ ko élucider. Demba Diop stade Demba Diop mii xam nga Demba Diop stade Demba Diop ki ñu ko tuddee nekkoon na maire Thiès Mbour la dëkkoon dañ koo faat waaw dañ koo faat ka ko faat sa nga war a ko ñu moom ñu faat ko dañ ko rey sa nga war a ko jàpp ñu kii ko nangam mais def nañ ci enquête ba xam kan la Senghor ba ko fi bëggee rey ko bëggoon a rey dañ koo jàpp rey ko loolu xëy na bu ñu ko defoon dana dem ba ndax États-Unis d'Amérique am na état yoo xam ne ku fa rey nit ñu rey la Chine da koy def Asie am na réew yu ko fay def mais enquête yooyu ngay am loolu tiit bu ci am looy tuddee dana leer mais enquête bi day dem ba heurté fenn foo xam ne du ko mën a dépassé intervention yi dugg ñu taxaw ndax réew mi dafa am aada ak cosaan ak diine ji fi am yoo xam ne ji lu baree bari ñaari kii mel noonu moo koy bloqué. Afin Maodo yow de moom bu ñu déggee li nga wax kon moom jafe-jafe am na xam nga su fekkee léegi da ngaa wax ni te loolu am na sax ñu génn wax ko Moustapha Cissé Lo mën nañu ko tudd ne woon na drogue bi am na kilifa yom bi ñoom ñoo koy jaay yow nga wax ne gars yi danañ topp ay enquête ba xam piste bi ñu taxaw léegi loolu la koy freiné mooy benn décision politique ndax xañ na bu eggee mën na remonté ba ci kilifa politique wala tamit bokk na ci li koy freiné kilifa diine ndax mën naa am mu laal ko moom directement wala indirectement xañ na laalu taalibeem léegi loolu moom fi Maodo tey réew mu mel noonu moom naka la ni xaare ci moom mu développé ndax loolu kon justice day dàqu naka la ni xaare ci moom économie mu baax parce que bu fekkente ne gis fiin rek ku fa ger dañ ciy rey nit dañ ciy rey nit fii nag ger comme lekkub laax fi Maodo réew mu moo mel noonu ma laaj la naka lay mën a développé naka lay amee situation économique bu baax naka lay amee situation sociale bu baax naka lay amee situation sécuritaire bu baax ginnaaw bu xamee ni xaj na am na ci gàllankoor yoom yi ci njiitu politique yi lay doon ci wàllu sécurité ak ay nit ci diine ak sax organisation droit de l'homme yi bu yàggul dégg nañ fi Siri Gassama loolu bëgg naa nga wax ci sa xalaat ci nu nan
xamu nun ko mën a tuddee daganal wala xoolul urwésie njaayam yàmbaa mi te loolu réew yi mu am bëreegut léegi nag su fekkente ne yooyu ñu ngi koy gis ci am réew réew moomu lan mën a xaar ci moom ci mu génn ci jafe-jafe yi. waaw xat fakk xam naa boo bëggee dégg-dëgg mooy yooyu nga wax noonu tomb yooyu ma wax te nga wax ko tant que ñu ngi fi moom développement du gaaw néew moo du am de waaye du gaaw ndax da ci am loo xam ne dafay freiner économie intervention yenn yi parce que dans un pays libre démocratique boo gisee réew tubaab yi rawuñu lu bëree bari liberté d'expression am na de waaye nag koo mën a doon domba tànk boo mën a am doon boo defee tooxi doon yoon bu dalee ci sa kaw kenn du la mën a protéger man li ma xam ci ay nit yoo xam ne mënoon nañoo dem ci kii wala kii gars yi jaar fee defee ñu fexe ba dindi ko réew mu mel noonu boo bëggee dégg mooy loola reen booba tànk ma ngi fay sax développement du fa gaaw mu jax takk parce que ñaare développement ñàkk a développé ña koy ñàkk a développé ci culture askan wa ca lay bokk Afrique gi boo gisee développé wul ci suñ comportement yee tax loolu nag laal na diina ji laal na kilifa yi loolu moom bay boo ñu nangu ko bon Sidi Gassama nag li mu wax moom moo fi jiite section Amnesty International di yëngu ci wàllu ak doomu aadama ak yoon dafa ne cannabis bi yamba bi mën nañ ko wutal ay rayon di ko jaay ci pharmacie yi légaliser ko ku ko soxla ñu bindal la kayit su ko defee loolu dana wàññi ñu ko dealer yi ak ñu koy jënd di ko tux ba man di xeex di reyante ak ay nit xëy na loolu xalaatam la waaye cannabis moom am na yenn petite réew yoo xam ne nekk nañ Europe de l'Est yoo xam ne nangu nañ ko waaye danaan suñ la ko prescrireul doo ko jënd lu mel ne Amérique am na ci yenn ay ruq-ruqaan yu ko nangu waaye nag fii ci Sénégal moom gaw ma ne daañu mën a nangu ñu fi jaay xeetu yàmbaa yooyu la waaye boo bëggee dégg daal économie bi moom tant que ñaari tomb yooyu autorité politique autorité religieuse ñu ngi lëkkaloo lu war a jàll ñu fexe ba rus naa la nangam sëriñ bi nangam wax dëgg yàlla loolu moom dafa bokk ci éléments fondamentaux yi nga xam ne dañuy freiner économie li ñuy def nag ba génn ci mooy il faut que peuple bi ñu xool nu leen di réorienter indi démocratie totale écarter def séparation de pouvoir exécutif bi ak pouvoir religieux bi ñu séparer leen kenn ku nekk doxal sa dox lu nga xam ne mënta ma ñàkk ñu def ko ngay sëriñ ngay taalibe koo mën a doon bu yoon dalee sa kaw ñu tëj la bu yoon dalu sa kaw ñu bàyyi waaye gannaaw il y a 2 poids 2 mesures dañuy gën a dellu ginnaaw rek. xat li ma ci yokk rek mooy ci wàllu sécurité bi lii def ma rëccoon ak tamit wàllu koom mi ba tey ndax loolu dama la ci jox benn exemple ci benn président de la république bu tudd Idriss Déby Itno la tudd moo jiite Tchad. Idriss Déby kenn ku nekk xam na ni moo nekkoon bras droit armé ci jamonoy Hissène Habré mi nga xamee ne mi ngi fii ci biir Sénégal ñu atte ko ci dugal ko ci kaso bi ci ayu Macky Sall lañ ko atte ndax Ablaye Wade doon na ci def ay jeu ba kenn atte wu ko boo fàttali ko ci histoire Tchad ku mel ne Bokini Wédé yi dafa nekkoon doon xeex te français yi doon ko jàppale muy benn président Tchad bi nga xam ne moo fa nekk tey di Idriss Déby Itno dafa waxoon ne kaaraange pour mu mën a nekk ci am réew yow mi ñu dénk kaaraange gi da ngay xam kaaraange ba pare mooy lan nga xam ne da nga ko mën a définir man caa taxaw Idriss Déby moomu dafa waxoon ne centre Afrique français yi bu ñu bàyyiwul seen armée yi ñuy dugal ci biir rébellion bi du gaaw a jeex te ban toogee wax na ko président ba français seen loxo lañ waxtaan mu jeex fi mu toll nii François Bozizé mi nga xam ne moo nekkoon njëkkoon a nekk président ak yële ñu génn centre Afrique dellusiwaat na te xëccoo réew ma te loolu ci kilifteefu Idriss Déby ci la jàlle ndax centre Afrique yëpp pays bi fa ëpp doole safara centre Afrique ba tey Afrique centrale maanaam Tchad googule ci armée yi gën a baax ca la bokk moo tax comme Idriss Déby nitu armée la soldat la woon demoon na ba nekk capitaine jege Hissène Habré moom ci boppam France ci avant Macron mi di falu Sarkozy ci boppam avant muy falu ak ñoom ña fa Sarkozy ci boppam sax wax na ko nee na Idriss Déby maa ngi koy sant di ko gërëm ci intervention yi am solo yi nga xam ne def na ko ci biir Mali ndax dafa xam soldat xam ni ñuy doxale soldat moo tax am réewam avec la complicité de la France pour nga daaneel ko day jafe ñetti coup d'état ci N'Djamena mënuñoo fexe ba daaneel ko parce que il y a l'armée française loolu nag Idriss Déby mi nag dafa ne woon kaaraange ci am réew say doom ñoo lay njëkk a gën a bëgg kaaraange nga xamal leen lan mooy musiba bu ko defee bu jàmm ñëwee ñu xam mooy lan nee na loolu lañ ko jàngaloon ci wàllu armée. waaw Sine Maodo xam naa point bi moom bu ko toppoon du jeex ndax ñun ñu bëri bu ñu waxee wàllu sécurité dana jàpp rek comme policiers yi ak fexe ba aar nit ñi ci agression yeeg ray yeeg sàcc yu ni demee
waaye am na beneen sécurité ci wàllu maanaam alimentaire li ñu lekk tey bëri na lu ñu lekk loo xamante ni tey état war nañu cee aar te leer na état ni loolu baaxul ci askan wi yu demee ni yii ñuy def ci cin waaw mën ngaa ba ñu tudd benn waaye ñun ñëpp ko xam saf-safal yooyu bëri na ñoom état xam na ni day rey aw askanam ñu dëgg ci seen tànk bëri na naan yoo xamante ni sin Maodo état xam na ni naan yi baaxul ci santé askan wi ñu dëgg ci seen tànk bëri na tey mën ngaa lim yu bëree bëri ci wàllu li ñu tuddee wàllu alimentaire ak vestimentaire yoo xamante ni baaxul ci askan wi mais comme que ay société multinationale ñoo koy dugal ci réew mi te suñ président yi amuñu doole wala gëmuñu suñu réew dëgg-dëgg pour tere loolu dox ci askan wi looloo côté sécurité boobu war nañ cee wax ci wàllu li ñuy lekk ak li ñuy naan ak yi ñuy jëfandikoo ak tamit loolu moo ñuy may ñu mën a dugg ci beneen laaj xëy na bu mujj bi après nga tënkal ñu ci wàllu wér-gi-yaram gi. waaw xat fakk xam nga ci wàllu lekk yooyu ngay wax yooyu saf-safal yooyu la am na ci yoo xam ne nag ñoo koy defaral suñu bopp tamit de am na yoo xam ni léegi gars yi ñoo ko moomal seen bopp di ko defaral ci usines yi nekk fii ci biir Sénégal benn baaxu ci mi ngi mel ne cigarette baaxul waaye dañ ko fiy jaay am na sax journée yoo xam ne dañ ko tuddee journée nationale contre le tabac xuma sans tabac en tout cas mais dañ koy jëfandikoo baaxul ci wàllu santé yooyu ngay wax nag c'est vrai que au début yeneen société tàmbaloo nañ ko fi mais léegi Sénégal dañoo tàmbali am di ko liggéeyal seen bopp léegi te man am na sax ku ma wax ne ma ñi nga xam ne ñooy liggéey ci béréb yi ñuy defaree safal yooyu def ñu ci ëpp duñ ko togg seen i kër ndax xam nañ danger bi ci nekk mais état bi tant que mi ngi lay dagg impôt xaalis bi di dugg ci keesam yoonam nekku ci loolu nag ministère de la santé ak service d'hygiène ñoom ñoo ko war a gérer ndax service d'hygiène mooy xool li set ak lu lekk lu ñu war a lekk ak aliments yu périmé ak yu périmé wul ministère de la santé nag dañoo daf ci boppam c'est vrai que Diouf Sarr jàmbaar la wax dëgg yàlla def na ay jéego yu bëree bëri le ministre mais dafa am lu bëree bëri aussi lu des moom mooy ne gis nga ci seen constitution ci wàllu hôpitaux yi nu muy doxee ci biir Sénégal soo demee ci seen article 7 noté leen ko article 7 bu charte yi doxal ni ñuy nommé directeur de l'hôpital ci boo demee ci article 7 bi numéro 7 article 7 bi xaw ma daal waa 92 xaw ma mais article 7 boobu rek dafay wax naka la ñuy nommé directeur de l'hôpital nga xam ne conseil d'administration bi ak personnel bi ñooy xool nu ñu ko fay tege mais léegi nii dem nañ ba nga xam ne am na lu ñuy tàbbal ngir dindi xeetu nommé boobu pour teg fa ñoo xam ne xëy na seen i nit lañ wala yu demee noonu la donc hôpitaux yi am nañ problème te ko amul xaalis doo faju waaw xam naa si Maodo comme tomb bu mujj bi xañ na détails yi bu ñu ko doon topp ci ay laaj du jeex ci wàllu santé wér-gi-yaram loolu tey am na ak lëkkaloo ak situation économique bu réew mi ak sociale buñ jëlee misaal rek di gën a jege mooy kii nga xamante ni moo dëkk Kaolack ñu rey ko rey gu ñaaw ak ñeneen ñeem yi rey nañ leen te laata muy faatu wax nañ ni am nañu wax loolu nga mën nga ñu ko confirmer waaw wala déet ci ni négligence ci wàllu hôpital bi mu demoon muy hôpital régional bu Kaolack am na lu ca waral ak faatoom donte ko ñoom génn nañu weddi waaye loolu bëri na ay misaal yu ñu ci mën a jël ci réew mi ñoo xam ne dañuy dem hôpital amul lu fajoo faatu mujj faatu ñii dañ doon am doom dem ci ay négligence ci wàllu hôpital yi ñu faatu ak ñi nga xamante ni bëgg nañoo faju ci réew mi wàllu koppar tax duñu faju wala sax am ñoom ci yor nañ koppar waaye ay matériel yu baax yuñ fajoo amu fi defe naa jamono yee passé doon nañ fi wax kii boobu fi paanoon nga xam ne ñu bëree bëri xaj na amoon nañ ci ay gàllankoor mais fàttali ni damaa demoon Mauritanie am ku ni waa Mauritanie de ñoom ay matériel ñoo ko waa Sénégal waaye nag ay fajkat moom waa Sénégal yi ko ñoom bu bëggee faju dañuy ñëw Sénégal waaye day mel ni Sénégal ci wàllu matériel yu aju ci wàllu wér-gi-yaram ay infrastructure yooyu manqué le nan ko léegi boo ñu doon defal situation bi ci wàllu taxawaayu état ci wàllu wér-gi-yaram gi ak tamit ñi nga xamante ni ñoo nekk ci secteur santé bi di ay fajkat seen taxawaay boo ñu doon defal benn situation lan la ak jafe-jafe yi askan wi di dund ci wàllu santé. si ma doon xam naa kon lii mooy doon dernière question bi ginnaaw boo tontoo ci wàllu wér-gi-yaram gi boo ñu doon defal sin Maodo
proposer ñu ay solution nga xam ne yoo xamante ni moom yu concret la yoom ji buñ ko defoon situation bi ñu toll ci réew mi ci wàllu koom wàllu économie ak situation bi ñu toll ci wàllu social muy wàllu suñu nekkin ak jëflante ak tamit jafe-jafe yi nekk ci wàllu sécurité situation sécuritaire bi ak tamit ci wàllu wér-gi-yaram yan tomb nga ñuy proposé yoo xam ci yu concret la yoo xam ci buñ ko defoon Sénégal dana génn ci situation bi ñu nekk ci wàllu yooyu ñu tudd léegi jëm ci situation yu gën moo xam ci wàllu santé la wala wàllu sécurité wala wàllu économie wala wàllu social boo ñu doon wax loolu lan nga ñuy wax mu nekk boo noppee nga tàggoo ñu bàyyil mbokk yi bunt bi képp koom ci am nga loo ci loolu rek incha allah. xat xam naa Mauritanie googu nga tudd sax dinaa la ci jox benn information ndax fan yi ñu génn am na fukki nit yu ñu fa jàpp te ñu ngi wéyal enquête bi mooy ay góor yu doon takkante ci seen biir te pourtant nee nañ état islamique la de ndax RIM la tudd république islamique Mauritania mooy RIM république islamique Mauritanie yéen boobule wax nañu ne fan yi jàpp nañ fa fukki nit yoo xam ni dañ doon takkante ci seen biir ay góor yu ne lënga-lëngaaral def mariage homosexuel ba jàpp nañ leen am na nag ñu ngi topp enquête bi ay naara ngi ci ay nit ñu ñuul a ngi ci man defe naa ne am naa sax vidéo bi alors loolu ngay wax jumtukaay yooyu moom lañ tuddee ci santé plateau technique maanaam infrastructure loolu xëy na ci yoon yi oto yi jaar ak yu demee noonu la mais bu dee ci santé moom la ñu duppee plateau technique bi war a am ci hôpitaux yi nag dafa manqué gis nga négligence boobu ñuy wax ci Kaolack ñu wax ko ñu bañ koo wax man fekk moo ko waaye man damay jàpp ne am na xam nga lu tax parce que dafa njëkkawul Kaolack l'ensemble des hôpitaux du Sénégal foo ci dem barki Demba Ndiaye matagul 2 mois wala 3 mois am na koo xam ne kii li ko faat mooy def na accident dugal nañ ko ci sapeur pompier mi ngi wër fu mu ñëw ñu ne ko amoo place lal yi doyul wala mënuñu laa faj xaaral amoo fi place mu dem fee ñu amoo fa ba mu dee. am na ñoo xam ne tey boo demee ñu ngi tëdd ci suuf amuñu lu ñuy jënde ordonnance parce que tout simplement économie bi ci wàllu santé lañ ca war a def dañ ko caa deful ba noppi tam ceetaan def ci am te pourtant Sénégal am na ay médecins yu bari yoo xam ne ñu ngi sommé te personnel bi doyul man loolu ba tey jaaxal na am na médecins yu sommé amuñu liggéey te personnel bi doyul te ñaare fan yi nu génn nag ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr def na lu amati solo mooy wut na benn arrêté ndax bu dee décret mooy président mais bu dee arrêté mooy ministre bi dafa def ci benn arrêté na léegi képp koo xam ne kii tawatee nga ba am nekk ci urgence soo ñëwee ci hôpitaux yi li ñuy njëkk a def nan la njëkk a yitteel sa bopp toppatoo la fexe ba faj la defal la urgence ba pare ñuy def ñu door ko def décret arrêté bi génn na de hôpitaux yëpp jot nañ ko waaye dafa mel ne ngelaw lu jàll hôpitaux yi seen bopp médecins yi war nañoo xoolaat seen formation yi baax na waaye ni ñuy accueillir malade moom am na lu métti ci Sénégal boo ñëwee duñ la gaaw a faale dañ lay teg fële man tey dama ne jaadu war na tey hôpitaux yi ci seen bopp police ak gendarmerie indi gouvernement bi jël décision ñu leen fi indi ñuy contrôler ku ñëw urgence dañ lay taxaw bu la taxawul ñu sanctionné directeur de l'hôpital bi wala ñu wut ay daan teg ko ci médecins yi nga xam ne ñoo nekk foofu le da ngay koo xam day ñëw di lakk-lakki su amul kattan wala amul ay relation daanaka fa tabaarakallaahu foofu la ay bakkanam di yem loolu man jaaxal na ma trop ni mu leen jaaxale est-ce que mauvaise politique la wala koom mi la wala yu demee noonu la te hôpital boo dem boo yorul sa poche doo dem santé nag bu fekkente ne sa poche moo koy jënd kon politique de santé bi baaxul rek c'est comme ça mais boo demoon ci réewu tugal yi feebar bala ñoo lijjanti dara dañ lay faj ba noppi soo waxee ñu ne ñun dañoo sous-développé nekk nañ ci réew moo xam ne réew sous-développé la c'est très grave. xat fàkk xam naa man sama portable bi mi ngi bëgg a décharger defe naa ni ay 4% moo ma dese bëreetul léegi nag dama xamul ba xam bu ko Aboubacar Diallo mayee suba man danaa xaw a féex tuuti ci matin bi ñu àggale yenn questions yi parce que bëggoon naa bu baax a baax ñu dugg ci wàllu santé bi ndax ci article 7 boobule ak yeneen bëggoon naa itam ñu dugg bu baax a baax deux fois ci wàllu social bi dafa am lu ci des ci wàllu solidarité bi am entre les musulmans ak organismes yi fi nekk te duñ ay organisme jullit lu mel ne Caritas di gas ay teen di defar ay robinet ci Sénégal fu mel ne Kolda te bokkuñu diine te jullit yi nekk fii itam ci wàllu social am ñu ko man te xëy na bu dee ñu ngi koy defee itam xëy na dafa siiwul waaye taxu koo demee noonu jàppalante ba am ci diggante Israël ak jullit yi wàllu tabaski yi xale yooyu nga xam ne dañ leen doon opérer Israël yooyu yëpp ay points yu def la may ñaan nag ñu bàyyi ba suba ñu yàggale ko léegi nag ku bëgg a intervenir nga woote astafurlah nga def sa audio def sa taxaw seetlu ndax sama portable day bëgg a déchargé wu yéen waa groupe bi nag ku mën a def
intervention nga defar sa audio ci li ma doon waxtaan ak xat fàkk ndax point yi dafa des lu bare bari ndax dama ko doon junj rek amuñu ci desandi surtout affaire Israël boobu. xat fàkk xam naa man sama portable bi mi ngi bëgg a décharger defe naa ni ay 4% moo ma dese bëreetul léegi nag dama xamul ba xam bu ko Aboubacar Diallo mayee suba man danaa xaw a féex tuuti ci matin bi ñu àggale yenn questions yi parce que bëggoon naa bu baax a baax ñu dugg ci wàllu santé bi ndax ci article 7 boobule ak yeneen bëggoon naa itam ñu dugg bu baax a baax dellusiwaat ci wàllu social bi dafa am lu ci des ci wàllu solidarité bi am entre les musulmans ak organisme yi fi nekk te duñ ay organisme jullit lu mel ne Caritas di gas ay teen di defar ay robinet ci Sénégal fu mel ne Kolda te bokkuñu diine te jullit yi nekk fii itam ci wàllu social am ñu ko man te xëy na bu dee ñu ngi koy defee itam xëy na dafa siiwul waaye taxu koo demee noonu jàppalante ba am ci diggante Israël ak jullit yi wàllu tabaski yi xale yooyu nga xam ne dañ leen doon opérer Israël yooyu yëpp ay points yu des la may ñaan nag ñu bàyyi ba suba ñu yàggale ko léegi nag ku bëgg a intervenir nga woote astafurlaa nga def sa audio def sa taxaw seetlu ndax sama portable day bëgg a déchargé wu yéen waa groupe bi nag ku mën a def intervention nga defar sa audio ci li ma doon waxtaan ak xat fàkk ndax point yi dafa des lu bare bari ndax dama ko doon junj rek amuñu ci desandi surtout affaire Israël boobu. Maodo waaw xam naa loolu suñu Babacar Diallo mi ngi ñuy dégg wala ak Jibril point yu bëri xaj na li tax sax comme noonu ko waxee ñëwuñu ci pour bañ kii yu gudd lool la waaye jàpp naa ni lii moom situation économique rek benn waxtaan la woon situation sociale rek benn waxtaan la woon situation sécuritaire bi point la woon sanitaire bi moom itam point la woon benn bu nekk rek mënoon naa jël lu ëpp li waxtaan wi jël tey kon xam naa incha allah dañuy bàyyi ba beneen yoon rek buñ ko jàppaatee ñu yeggale ko bu fekkee suba la ci suba gi ak solution yi ak loolu nga wax ci wàllu ay Caritas ak wàllu ñu yóbbu Israël yëpp incha allah ñu ñëwaat ci en tout cas ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di wax ni comme mbokk yi képp comme ci ñi am nga ci xalaat ci tomb yu ñu doon waxtaane ak loo xam ne jàpp nga ni comme ñëwagun ci nga ñëw ci wala ay laaj yooyu jëmale fi Maodo incha allah rek ak ni mu ko waxee comme ni moom portable dafa déchargé loolu tam ñu bàyyi ko xel. waaw macha allah sëriñ Maodo jërëjëf xam naa liñ séentu woon ci waxtaan wi ba tax ñu dalal la ci te kilifa yi tànn ko ñoom si Aboubacar Diallo ak Alaaqa Jibril loolu moom ñun ñëpp mën nañu seere ne am nañ ko ci point yi nga développé yëpp nga xam ni benn bu ci nekk rek buñ ci taxawoon mën nañ cee jàng lu bëree bëri génne wàcc ay laaj yu bëree bëri waaye li ñuy wax ni yoon yëmut ci benn incha allah loolu dañ ci gën a ñëwaat waaye li nga wax rek lu am solo la ñu bàyyi ko xel nga xam ne buñ ko doon récapituler di ko tënk rek ci li nga doon wax dañuy wax ni leeral nga ci sa ay tomb ci côté situation économique bi nga leeral ni loolu li ko waral mooy ay décision politique yoo xam ni baaxut ci ay accords yoo xamante ni baaxut waaye tamit am na ci lu ko waral loo xamante ni ay problème mal gouvernance la ak ay société multinationales yoo xamante ni suñ état yi xëy na mënul leen a bët lan décision yi ni jël te lu baax yenn saa ci wàllu économie bu réew mi sañuñu koo bañ nga wax tamit ci wàllu social bi wane ni bokk na ci da ko waral it mooy xëy na ñàkk équité bi am ci wàllu social ak catégorie yi nga xamante ni am na ci wàllu social ak wàllu koom ñi ëpp am lool ba ëppal ak ñoom dañoo néew doole lool te ñi am doole gisuñu maam ñi néew doole gisuñu seen bopp ci ñi am doole loolu wax nga ko problème mu yarit ak société bi ñi ni jàppee nit am na ñoom dañuy frustré mujj génn ci seen famille dem di defee ay agression ak yoo xamante ni xaj na buñ leen cohésion sociale bi dëgg bu doxoon taayus bi dëgg bu doxoon na mu war a doxee ñooñu duñ génn di def yooyu leeral nga tamit ñoom day libéré ci armée bi te duñ leen intégré ci lu mën a jàpp di mujj nekk ay criminel loolu tamit lu mat a bàyyi xel la. situation sécuritaire bet wax nga lu am solo ci ni am na ci gàllankoor yoo ci nii ci wàllu social la yi ci wàllu diine yi ci wàllu politique
te bu waxee ci wàllu diine mooy ay yoo xamante ni warees na ko mën a topp ba indi ci saafara waaye ñu gis ni am na kilifa yi diine yoo xamante ni dana tax dootu ko mën a topp wala ay kilifa politique loolu tamit leeral nga ko ak problème yi nga leeral yëpp ci li waral situation bi ak ñàkk a boole gum boole askan wi yëpp ci wàllu économie bi ci li nga doon tuddee économie participative ak tamit li nga mujjee ci wàllu santé bi xëy na loolu nga doon tuddee manque gi wàllu am ci wàllu pratique technique yi ak tamit feebar faju ni mu fi doone jafe-jafe ci ngir ni amoo koom te it am na laaj boobu ñu ne naa ko bàyyee gaa laaj bi may bàyyee gaa yi nag mooy ndax malakul mawti bu tubaab yi ak bu Sénégal ak Afrique dañoo bokkut ndax dañoo seetlu daal Afrique li fi dee ci ay li ñuy tuddee ay mortalité maternelle ay xale yu juddu di dee ay jigéen ñi accoucher di dee ak léegi ni fi takkarnaatee te loolu dañ ko gis ci dëkk tubaab yu bëri surtout xale tubaab yi moom pour dëkk tubaab yi baaxul yàlla xam na ne ma ko rawatina pays Scandinave yi ñoom gëm na ni xale moom daanaka wërta dee léegi nag ñuy laaj ba xam ndax malakul mawti bu Sénégal ak malakul mawti bu tubaab yi dañoo bokkul wala déet waaw wala fajkati tubaab yi ak fajkati Sénégal yi ñoo bokkul loolu ab laaj moom ñu dañ ko jëmale ci ñëpp ak képp ku am ay laaj rek wala ay commentaire yooyu jëmale ci wàllu situation yi doon waxtaan. تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده